Bonjour à tous. Alors, monsieur le principal, bonjour. Monsieur le représentant, bonjour. Y el representante de los ponentes alumnos. L'APE, bonjour. Chers élèves, Los alumnos, queridos alumnos, je m'adresse d'abord à vous. dice que se habla con los alumnos. Alors, nous, les adultes, Dice que nosotros, ce los que nous adultos, devons faire pour vous, je pense que nous sommes sur la voie. lo que tenemos que hacer es que estamos ya sobre la ruta. Alors, depuis la naissance jusqu'à aujourd'hui, vos parents prennent soin de vous. Dice que desde el nacimiento hasta hoy los parientes se Aujourd'hui, à ocupan l'école, de ellos. Hoy a la escuela nous sommes estamos à côté de vous. al lado de vosotros. Nous faisons de nos mieux pour vous mettre dans des conditions d'apprentissage. Hacemos lo mejor para meternos en buenas condiciones de trabajo. L'administration du collège La administración del colegio fait de son mieux pour vous mettre dans des conditions hace su mejor pour bien travailler. para meternos en buenas condiciones. Et c'est dans ce sens que le principal a écrit une lettre Y es por eso que el principal ha escrito una letra, pour demander una carta l'implantation d'un projet vélo pour l'éducation para tomar este proyecto au sein du collège de Ndiolmangan. al colegio de Yolmagan. Dieu a fait que le projet a accepté. Dios ha hecho que el proyecto se ha pasado bien Aujourd'hui, y hoy nous sommes dans la phase du lancement, Estamos- déroulement du projet. estamos en el primer paso de este Même proyecto. s'il y a 2-3 mois, presque 1 an qu'on a commencé Aunque sí hay unos meses que hemos empezado de esto, à travailler dans le projet. trabajando sobre este proyecto. Parce que si vous regardez derrière, il y a la construction d'un magasin, Porque si miramos atrás, hay un apartamento que está allá, construido Ya. por ellos, la construction d'un garage de réparation, y la construcción del garaje para las reparaciones de los velos, il y a la mise en place d'un parking où on doit garer les vélos. y tenemos un parking aquí donde se paran los velos, Et tout ça, c'est dans le travail pour la mise en place du projet. y todo esto es en el mismo trabajo para meter en los velos en seguridad. Aujourd'hui, on va vous attribuer des vélos Hoy vamos a daros los velos et c'est le démarrage effectif du y travail. es el empezamiento efectivamente del proyecto aquí en el CN de Yolmagan, Pour que le projet puisse réussir. para que el proyecto se acepte. Il ne suffit pas de prendre les vélos, partir et que le projet marche. Non, non. Dice que no se trata de tomar los velos y que ya está, Il reste beaucoup de travail. pero hay muchas cosas que tenemos que hacer. Et ce travail, ce sera le travail de l'administration de l'école Y esas cosas serán el trabajo de la administración, et le travail des parents el trabajo de los parientes et le travail de vous-même. y el trabajo de vuestro mismo. Ces vélos, on va vous les donner, Vamos a daros esos velos, mais ce n'est pas pour vous. pero no son para vosotros. Les vélos appartiennent au collège de Ndiolmangan. Los velos son para el colegio de Yolmagan. Monsieur Simon peut partir, El señor Simón puede dejar un día, mais les vélos vont rester. pero los velos van a quedarse. Les vélos appartiennent Los velos a vous de Dios. pertenecen al colegio, pero no a nadie. Donc tous les villages qui emmènent leurs élèves dans ce collège, Todas las aldeas cuyos alumnos vienen aquí para estudiar, ces vélos-là, c'est pour vous. los velos son para ellos. À partir d'aujourd'hui, A partir de hoy mismo, les vélos-là ne sont plus pour Tamsir. los velos ya no son para Tamsir, Les vélos ne sont plus pour BSF, vélos ya sans no son frontières. para velos sin fronteras. On vous l'a donné et c'est fini. Los he dado y ya está. On ne peut plus les récupérer Ya no van a recuperarlos. quand on veut. Si lo quieres, On va les récupérer peut-être si des conditions. le recuperamos si hay condiciones Si ces no conditions-là deseadas. ne sont pas là, nous ne pouvons plus reprendre Si no, ces vélos-là. ya claro que ya no van a tomar los velos. Donc ça veut dire que si ces vélos-là se cassent, c'est vous. Eso significa que si los velos se han dañado es a causa de vosotros. Si les vélos-là ne roulent plus, c'est vous. Si los velos ya no marchan a causa de vosotros. Si les vélos-là fonctionnent normalement, c'est vous aussi. Si los velos también marchan correctamente sin
problema es a causa de vosotros. Donc ça veut dire que le projet c'est l'école, Es decir, que el proyecto c'est le es para collège la de escuela, Ndolmangan qui es va para- dérouler le projet. es para la escuela de Ndolmangan que va a hacer todo para que el proyecto marche. C'est le collège de Ndolmangan qui va gérer les vélos. Es el colegio de Ndolmangan que va a responsabilizarse por esos velos. Donc moi, Tamsir, je ne peux rien dire, je ne peux pas faire marcher le projet avant. Dice que el Tamsir no puede hacer marchar el proyecto. Donc je suis là pour aider, Está aquí para supervisar, Por para conseguir. ayudar, para aconsejar, pour donner, para dar, mais je ne peux pas gérer le pero projet. no para administrar el proyecto. Donc principal, Es decir, el c'est à principal vous eres el jefe et la communauté y la éducative comunidad de Ndiol educativa de Ndolmangan qui doivent gérer le que projet. tiene que ocuparse correctamente del proyecto. Alors, à vous les élèves, les vélos ont un règlement. Entonces, los alumnos Il y a des interdits. dicen que hay reglas para esos velos. Si vous les lisez, Hay que leer los que está escrito sobre estos pesaritos. et quand on dit des interdits, celui qui enfreint les interdits sera sanctionné. Dice que si hay prohibición, alguien que no respete la prohibición va a eliminarse, Alors, va a sancionar. soit l'école va vous redire ça, vous allez lire, on va vous donner des papiers qui disent tout ce qui est interdit et toutes les sanctions qui sont liées à... Dice que va a sacar a la escuela para dar todo lo que está prohibido para los velos, las reglas y todas las reglas. Alors, donc, li ma ciy teg ci wolof laa koy wax, Sí, sí, sé que va a decir el resto en Wolof. di nuyu ñëpp Saluda a todos, parce que wax ji APE ñoo ko moom. porque las palabras son para los parientes de los alumnos. Alors, sunuy njaboot lañu xale yi. Dice que los alumnos son nuestros hijos. lépp lu ñu def pour ñoom ñu mën a jàng normal, Dice que todo lo que hacemos para que ellos aprendan bien es nuestro deber. moo tax ñu woo parent boo xam ne bii jëlal bind nga pour sa doom am vélo ñu ñëw teew. Y es la razón por la cual hemos llamado a todos los parientes para que Alors, parents yi léegi wax vengan nañ ko. a asistir a esta. li tax vélo yi ñëw mooy xale yi fi ñu dëkk dafa xaw a sori ak école bi. Dice que la causa por la cual los velos están aquí es de que hay una gran distancia entre la escuela y vélo yi bu ñu las koy aldeas. joxee dañuy xool xale bi ñaata kilomètres lay dox. Para dar a alguien un velo, vemos cuántos kilómetros hace este alumno para venir a la escuela. ak ku def 1 kilomètre 500 rek Alguien que hace 1 kilómetro coma am 5 nga droit am vélo. debe tener un velo. tey ñu ngi commencé ak 50 vélo. Hoy hemos empezado por 50 velos. balaa ñuy bàyyi di leen jox ay vélo foog ñu am ñeenti téeméer ak juróom fukk mën nañ ko am su fekkee ne école bi àttan na ko ñeenti téeméer ak juróom fukk mooy nombre bi nga xam ne bii fa lañ mën a yem ak école. Y el número de los velos puede ir hasta 450 velos. mais yëpp mu ngi dañoo ndoor benn at. Pero este número no viene al mismo tiempo. ndànk-ndànk la ñuy ñëw at. Va a venir poco a poco. foofu at bu nekk ñu andi. Cada año vamos a llevar a traer, cada año vamos a traer hasta llegar a este número. alal ju bëri la nag. Es mucho dinero. alors ñi koy andi Los que lo traen, ñii ci lañ bokk ellos hacen parte de ellos. mais am na ñeneen ñoo xam ne ñu nga Espagne. Pero hay otros que no están aquí. benn dërëmu Sénégal dugut ci vélo yi. Ni un franco senegalés no ha participado en esos velos. vélo yi bu ci nekk lañ koy jëndee Chine lañ leen di defaree benn bu nekk 200 000 la ñu jar. Dice que esos velos provienen de China y cada velo costa 200,000 francos. li ñu jot a tabax ci 6 millions ak lu teg la toll. Dice que todo lo que hemos hecho aquí es algo como 6 millones. alors loolu lu muy signifié mooy bugguñu tey Eso significa que ñu andi vélo yi ren no queremos que los velos bu déwénee bu ñëwee duñ ci fekk benn vélo. que los velos estén aquí y que el año próximo li ñu bëgg tey jii xale yi jàng tey fii buñ fi jógee seen rakk ñëw remplacer leen di utiliser vélo. Lo que quiero es que cuando los alumnos que están aquí dejan la escuela, sus hermanitos van a recuperar, Vélo yi ñu andi reemplazan tey los velos. fii ak ñaari at bu màgget bu ci màgget
ba mënatut a daw dañ koy remplacer ak bu bees. Dice cada vez que un velo ya no puede funcionar normalmente, lo reemplazamos por otro. donc ñun bi ñuy ñëw fii ba di taxawal projet bi dañuy ñaan yàlla mu def ñaar fukki at fanweeri at ñeent fukki at. Dice donc que- c'est pas pour benn at moo tax ñu ñëw. Dice que nuestro deseo es que el proyecto dura algo como 40 años más adelante. donc loolu yéen a ciy jàpp. Y eso ustedes tienen que ayudarnos en este trabajo. parce que xale yi bu ñu leen bàyyee li leen neex kese. Porque si dejamos a los alumnos a ellos solos, van a hacer li otra leen neex cosa. kese la ñuy def ci vélo. Van a hacer lo que quieren y eso no es bien para el proyecto. parce que te vélo yi jàng kese moo Y tax. los vuelos no son para circular en la aldea, pero únicamente para la escuela. tey àllarba la xaaral ma yónni sama doom Nguéniène ak vélo bi dañ koy. Dice que hoy es miércoles, voy a enviar mi hijo al mercado de Nguéniène. No es a causa de esto que los vuelos están aquí. xaaral ma yónni ko Boyar dañ koy aaye. El vuelo no tiene que ir hasta Boyar o algún aldea. damay dem lamb ja xaaral ma jël sama vélo dañ koy aaye. Dice que voy a la lucha y voy a traer mi velo. No es a causa de esto que los vuelos están aquí. vélo bi saa wu génnee ci kër gi war na parent bi bala ci kër gi am na ku war a xam lu vélo bi fu mu génne ak naka. Cada vez que el vuelo deja la casa, el pariente debe saber dónde va el velo, va el alumno con el velo. parce que bu ñu ko defee ku am soxla ci koñ bi jël vélo bi daal di dem doxi sa soxla. Porque si no lo hacemos, cada uno que tiene que hacer algo va a tomar el velo y eso no es bien para él. maintenant loolu kilifa yi ñoo ci mën a wax. Y eso es el papel de los parientes para que los velos están bien con los alumnos largamente. alors neex na loolu ñu joxe mais li ci topp mooy li métti mooy ñu toppatoo. Dice que es muy fácil recibir, pero entra ¿cómo se dice? Detrás. El detrás, exactamente. Hay algo detrás. alors donc fi may mujjee mooy mécanicien bi xaw ma ndax Simon informé woon nañ ko am de. Entonces Il est là, terminamos Aramo. por el mecánico. Kay. El mecano. bien si. Mecano, ven. alors école xale yi képp ku ci jox vélo dañ nga joxe 6 000. Dice que cada vez que damos un velo a un alumno va a dar 6,000 francos. xaalis boobu. Este dinero ci keesu école bi la dugg. va a entrar en la caja de la escuela. xaalis boobu li muy jëriñ fi ñu toll nii kii day liggéey day fay chaque jour bu xëyee fii 7h30 fii lay ñëw. Dice que este dinero es para ayudar a este école moo pequeño. ko jël pour loolu. Dice man que ñu para los ko pelos. école moo ko jël pour loolu. Dice que este dinero este dinero no es para vosotros, pero para la escuela. donc ci xaalis boobu lañ koy. Y este dinero que vamos a pagar este joven. alors li tax ma wax ko mu ñëw mooy muy Simon muy yéen ñëpp Dice que le ha llamado para que la gente le reconozca, ngeen xam ne kii dañ ko war a dooleel. que tenemos que ayudarle, mais bu fekkee parce que liggéeyam du yem ci école bi rek. porque su trabajo no va a parar en la escuela solo. su génnee ci biti. Claro que afuera xale bu mu también, gis ngay fooy ak vélo. si ve a alguien, un xale bu alumno mu que gis nga está con el yónni velo, la vélo nga dem ak moom Nguéniène bala nga dem ak moom Boyar. un alumno que tiene el velo que va alrededor de boo los ñëwee estudiantes bu que están ñëwee dina dem aquí, ci principal mbala monsieur Dieng mbala nga xam ne puede decirlo al principal o al señor Jen, monsieur Dieng mbala la ñu tënk. porque el señor Jen es el que se ocupa de los velos aquí en la escuela. Simon ak école ñoom ñoo ko dënk. Dice que Simón y el principal y él ñoom ñaar han liggéey ci responsabilizado vélo yi. al señor Jen y este mecano. parce que c'est sûr que xale yi Porque los alumnos ëpp leen doole. no son más fuertes que él. comme ci wax ne gaareel sa vélo mun nga taxaw xeex ak moom. Exactamente. parent bu ci yónni sa doom mu gis ko wax ne sa doom dafa def lii mun nga toog sa kër saaga ko. Es decir, que él es el supervisor y los alumnos pueden no respetarle. wax ko lu ko naqari. Y a causa de esto, no vamos a dejarlo pasar así. te pour projet bi dox. Y moom mii presque mooy bopp bi. para que el proyecto marche bien, es hacer parte de los miembros. parce que projet bi vélo yi la. Porque el proyecto es vélo velos. vélo bu paan te réparé wu ko borom vélo ba dina ko mere. Si un velo está estropeado y que él no le ha reparado, claro que el propietario del velo vélo será. bi aussi war na laa wax ne gaareel vélo bi parce que suba man maa koy defar te su ko mënta defar xale bi dina ko saaga parent bi aussi du ko am lu ko neex léeg-léeg sax mu tollu këram saaga ko ne dafa bon dafa soxor liñ ko dënk xamu ci mënu ci dara. A ver. non garaaw loolu lii pour ñii la rek c'est pas pour ñoom. lii li may wax nii parents yi comme ñu ngi koy dégg Son c'est cosas suyas porque tiene que decirles las normas. keneen dina leen expliquer tout ça mais loolu Sí. Simon ak yéen parents yi yéenay dooleel kii Normas, pour projet bi gën a mën a dox. para que la
parce que vélo yi bu paanee rek projet bi day taxaw te pour projet vélo yi bañ a taxaw kooku mu liggéeyam moom mooy mu toppatoo vélo yi mu réparé vélo yi mu xool vélo yi. waaw e nu nga ngam genoox ke ta leya ka jeg solo to ka jofaate nda kam buku tra tala bi jaran ndiki kene leyel pana ke yo fo elema ga xa felo xene kam leyne xajum leyna sereer xa felo xe refe felo la ando naye wo heure nu felongo inu fo ten mu felongo ret fo ten xa felo xe ka jeg nena ñaaj ta ka jeg règle ka tegena meen oxu respecter na règle xano felo fa jaɓel ala ndiki o goro leke te defa anda tena dépendre xa felo xe fekk tena dépendre an koy anda ye teno a jega activité bukke chaque jour a ref école dépendre xa felo wagirano fañ koy nda wagirano xeɗa yit bo a taxa fat xa élève xe fo parents ke a ndamit da den ba paax a paax na xa felo xe bo xa felo xe jeg sécurité a jeg entretien a fiya ngiran o xene oxu tega na o saqo felo comme ça te fe tama mbalwa a jega droit gar leyna principal wala jeng da jaw felo to a fiyangan ale fiya xana fuxano xone ya fe fuxanin o élève le xana fuxanin to fi keetin yam ten ref responsable fe and naye ten na xenana kon koy a ganga xa and naye xana yaqox awa jeg droit a leyne yaqkiro o felo le koy to ka koy ka yaqa projet ne ndiko projet ne o kino le warano yaq te taw oxu ga'eena fo o felo le taxawala fo ten ko xooy kel rek ta jaɓel o moof yam fop jeg ke oxa moƴno soxla ten a jangin dafa salaamaaleykum rahmatullah. Voilà, c'est ça. Donc, merci pour la traduction. Donc, loolu daal na si ñëpp jàpp yëfu ñëpp la ñun ay sénégalais lañu ñu lay jógee ba Espagne di ñu defal lu baax waruñ ñoo gën a bëgg lañ bëgg rek mooy nañ jaar yoon liñ ciy soxla ñun liñ ciy jël mooy notu xale yi wala ay photo wala nit ku wax ñu filmer la comme kii ñu koy def ñoom loolu lañ ci soxlawuñ leneen na projet bi dox xale yi di jël vélo yi di jàngi ñoom saa wu ñëwee fii gis vélo bii xale yor ko di daw jàngi dañuy kontaan loolu dong lañ ci am amuñ ci leneen dërëmu Sénégal dugg ci seen alal la ñuy nekk ci àdduna bi di jënti xaalis di ut ñu ñu àndal comme ñii parce que ñii yore projet bi dëgg du ñii ay partenaires la yoo xam ne dañuy ñëw pour yokkuñu la ñuy andi ñu dugal ko ci vélo yi loolu aussi ñun nañ ko xamal suñu bopp projet bi du projet espagnol suñu projet la ñun ñoo ko moom ñun sénégalais yi donc nañ ci jàpp xale bi daan yeewu 5 heures di jàngi tey nga war a tëdd ba 7 heures et demi nga yëg sa vélo dem jàngi te doo tardé wax dëgg yàlla waajur bi daan xalaat sama doom bala ma nga di ko gunge au lieu nga dem ci tool yi bala nga dem ci gétt gi nga gunge sa doom ba mu jege école nga door a ñibbiwaat loolu daf lay wàcc donc moo tax ma ne parents yi foog ñoom ñu comprendre li ñu am lan la ñun ñoo ko moom projet bi ñii moomuñ ko ñun ñoo ko moom te li ñu moom nañ ko téye waruñu ko gën a bëgg waruñu ko bëgg fu ma dem loolu lay wax waruñu ñoo gën a bëgg projet bi parce que ñii suñuy doom lañ bu ñuy jëriñ suba duñ jëriñ ñii ñun la ñuy jëriñ donc ñun nañ xam li ñu am lan la li ñu andil lan la Sénégal defu ko ñu ngi fi toog fukki at di xaar kaar duñ ko am politiciens yi dañ fi ñëw. les élèves suivez. duñu andil kaar. suivez mais lii ñaari weer ñetti weer ñu taxawal vélo yi mu si moom monsieur si moom mu ñëw vélo yi ñëw. c'est sûr que am na ay maire wala ay politiciens yi fi jaar di wax ne dinañ leen andil kaar dinañ leen andil lii du ñëw lii ñu gis am ci nañ ko jàpp téye ci je pense que loolu mooy dëgg mais daal kii encore une fois nañ ko dooleel nañ ko protéger pour protéger bi dox merci beaucoup. Monsieur Dieng, alors c'est lui qui va appeler le parent et l'élève peut-être il va dire.